ayca asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di am mbégte contentement jàkkaarloo ak yéen suñu télévision locale Yoff Mbollo TV nekk fii biir Yoff di liggéey ba am solo ci biir Yoff macha allah ñu ngi am mbégte contentement tey nag bu ngeen gisee ñoo ngi fii actuellement ci mairie bi Yoff lan moo waral suñu teewaay tey dafa am lu war a xew Yoff lu am solo macha allah mu doon ba nekk consultation médicale bu war a am Yoff lay xewee war a am Ouest Foire ak Place Ndiaw mu war a doon ci jour yu ñuy wax le 7 ak le 8 boo déggee Place Ndiaw maanaam garage ndenaat foofu la Ndiaw nekk foofu la ñu koy defee premier jour bi incha allah mu ngi doon le 7 nekk Ouest Foire deuxième jour bi nekk dimanche nekk le 8 doon Place Ndiaw nag consultation médicale boobu noonu boo ko déggee suñu ministre maire monsieur Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé et de l' action sociale moo am initiative boobu noonu jël consultation boobu jagleel ko waa Yoff képp koo xamante ne Yoff nga dëkk de Terme Nord à Diamalaye yaa ngi ci biir bàyyiwuñu kenn dañuy woo ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen balaa ma ci sori nag am na ñoo xamante ne ils sont plus habilités pour wax ci loolu noonu damay dem rek def présentation boobu léegi nii su ko defee ñoom dinaa leen jox kàddu ku ci nekk si ñoom expliquer consultation boobu lan moo ko wundu lan moo ko waral ak lan moo tax ministre bi jël ko indi ko Yoff jox ko waa Yoff ndax yaakaar naa loolu am solo la donc balaa may sori dara sama caméraman da nga may topp nii ma présenté ñi nga xamante ne ñoo toog si présidium bi incha allah ñi ñooy coordination action jeunesse ñu koy wax CAJ mën naa nag bañ a wax seen tur am na ñoo xamante ne incha allah bu leen joxee kàddu ñoom seen tur nañ ko wax mais ñi ngay gis ñu toog nii ñooy coordination action jeunesse ñu koy wax CAJ nekk biir Yoff di fi liggéey ba am solo képp koo xamante ne jeune nga nekk Yoff ñoom ñu ngi lay tàllal loxo di la woo ngir ànd liggéey am na ay groupe de jeunes yu bëri yoo xamante ne nii dañu adhéré ci CAJ ànd ak ñoom di liggéey ba am solo donc tey jii bu monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr jëlee liggéey bu toll nii jox leen ko ne dama bëgg ngeen def benn avant première ci li nga xamante ne nii mooy consultation médicale bi di am Yoff kon sas na leen jox na leen liggéey bu rëy donc nag ñu woote tey def avant première boobu noonu ànd ak télévision bi nga xamante ne mooy Yoff Mbollo TV fas yéene ko def ki ñuy njëkk a jox léegi nii rek mu introduire dugal ñi nga xamante ne ñoo war a wax mooy mooy Babacar Mbeng mi nga xamante ne mooy responsable bu CAJ fii à Yoff képp kuy jeune nekk Yoff yaakaar naa yaa ngi ci gannaawam képp kuy jeune nekk Yoff moom moo la jiite ànd ak yow di liggéey ba am solo donc Babacar moom noonu lay jox kàddu gi léegi mu nuyoo ak yéen ba si kanam ñu ñëwaat. nekkul lenn lu dul ay journée consultation gratuite yoo xamante ne nii le ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr en partenariat ak le district sanitaire Dakar Ouest bi nga xamante ne nii docteur Diop moo ko jiite muy médecin chef bu Philippe Maguilène Senghor ñoom ñooy may ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy population yoffoise yi ay journée de consultation gratuite yoo xamante ne nii ñu ngi koy jàpp le 7 ak le 8 avril le 7 ñu koy defee fële ca Ouest Foire décentralisé ko marché Serigne Fallou le 8 ñu koy defee place Ndiaw ñu bëgg ndëkk population yoffoise yëpp ñi nga xamante ne nii yàlla dogal na ci ñoom ñu am ay tolof lii occasion la pour ñu ñëw saytu seen bopp xool li nga xamante ne nii moom moo nekk seen yaram ñu accompagner leen ci taxawu leen ci saafaraal leen ci. ndëkk vraiment ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ne nii yaa ngi yeewoo ci commune bu Yoff rek nga am loo xamante ne nii war nga ko xool sa yaram ñu ngi lay demander à ce que journée yooyu nga bañ ko uute nga ñëw teew ko amul fay dara lépp gratuite la moom moo jël lépp en charge médicament équipe bu ñu fa mënti déployer ak maladie yi ñu fa mën a développer rek après ñi di ñëw bu ñu ñëwee dinañ expliquer yan xeetu maladie la ñuy faj ci consultation bi la ñuy xool ak yan saafara lañ ciy mën a teg ba nit ki buy dellu këram xelam dina dal te dina am satisfaction bu rëy. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaay bi aussi di rafetlu plateau bi waaw parce que lii dafa am solo di organiser mu am niveau bu toll nii ñu ciy waxtaanee mbooloo bi askan bi ñëpp xam nu muy demee dafa am solo waaw balaa ñuy dugg nag ci laaju DJ Live bi ci plan d'organisation bi nga xam ne Ouest Foire moom la nekkee di ko waajal journée bu am importance bi di journée médicale bi ëmb ay consultation gratuite dañuy daal di remercier monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr parce que lii nii dafa am solo parce que ay colloque de médecins ñoom ñoo jël ay journée médicale ne ko jagleel nañ la ko may nañ la ko yow Yoff biñ ko mayee loolu mu jël initiative ne Ouest Foire dafay yóbbu benn journée
délocaliser fa benn journée mu nekk loo xam ne waa Ouest Foire dañ ko rafetlu lool parce que lu ñu doon xaar la et puis lu ñu soxla la lool ba tax na tey koo fa dégg rek journée médicale bi lay waxtaanee ci gàttal donc ñu jàll ci plan d'organisation bi pour wax leen ni rek Ouest Foire mi ngi ci bu baax parce que actuellement ñi ngi toll ci sensibilisation bi nag naka lañ koy defee mooy dañ ci ànd ak structure yi nga xam ne mooy association yi nekk foofu ci localité bi ñoom ñëpp dañ ci imprégné wu ku ci nekk yaa ngi ci dox sa waar ba mu mat sëkk donc ñu prévoir une sonorisation loolu it ñuy remercier Abdounar Meng bi nga xam ne mooy premier adjoint au maire bi nga xam ne mettre na à la disponibilité une voiture sonorisée bi nga xam ne dinañu permettre ñu sillonner ruelle Ouest Foire bi yëpp pour jàllale information bi aussi dina am ay banderole yoo xam ne ministère de la santé et de l'action sociale ñoom dinañ ko indaale aussi des flyers parce que flyers yooyu moo ñuy permettre ñu mën a dugg ci kër yi di nit yi ñuy dajal ku ci nekk ñu fexe ba nga yëg information bi ba bu jour baaw nga mën a ñëw teew bénéficier wu ci opportunité yi nga xam ne c'est très rare lu jafe la aussi ñu ci defaale ay visites de proximité parce que tamit am na ay kilifa yoo xam ne du ci voiture sonorisée lañ leen di yëgalee du ci ay flyers lañ leen di yëgalee li ci mel ni imam yi délégué de quartier yi ak personnalité yi ñu ci ëpp dañuy dem ba seen kër yëgal leen journée bi invité leen ci parce que it ñoom ñoo ko gën a soxla ñëpp ci loolu nag ñu constituer benn groupe tuddee ko bokk xalaat di œuvrer pour fexe ba waa Ouest Foire ñëpp am benn xalaat muy xalaat ci opportunité yi donc bu soobee yàlla waa Ouest Foire fas yéene nañ képp ku ñëw rek nga bañ a am benn jafe-jafe ba bénéficier wu ci soins yooyu noonu comme nu mu waree waaw Ouest Foire fi ñu toll nii foofu la ci toll ñu ngi ci avancé bu baax te wax dëgg yàlla képp ku yeewoo Ouest Foire mën nañ ne à 90% yëg nañ information bi donte nag des na ñu ngi xaar voiture sonorisée bi mu ñëw d'ici demain pour ñu mën a sillonner ville yi ruelle yi du moins banderole yi aussi de même flyers yi xam naa à partir de ce soir dinañ ko commencer jàllale ci loolu nag ñi ciy woo waa commune de Yoff ñëpp parce que nag Ouest Foire commune de Yoff la bokk bu kenn gis ne Ouest Foire da ngay jéggi tali bi Ouest Foire la consultation bi amee Yoff la consultation bi amee ñu bëgg nag képp ku yeewoo Yoff nga xëy suba teel jubal si bul ndekki sax boo ñëwee Ouest Foire ndekki yaa ngi foofu si bunt incha allah jubal si leen Yoff indaale leen seeni waa kër seeni maam yeeg yooyu xale yi indaale leen seeni maam ñu ñëw consulter wu ku waroon dem hôpital suba waa Ouest Foire nee na ku waroon dem hôpital suba di paas wala ngay jënd ticket jaratu ko suba hôpital ambulant mi ngi Ouest Foire marché Serigne Fallou nag ku taxaw rond-point Yoff ne marché Serigne Fallou moom gëm naa ni di nga yegsi waaw ku taxaw foofu rek bu soobee yàlla dinañ la gindi waaw daanaka DJ laay loolu mooy wàllum organisation bi waaw di leen sant di leen gërëm. allez donc merci beaucoup Baytir dégg nañ ko kàddu yi rafet na am na solo moom ndaw la moo xamante ne mu ngi dëkk Ouest Foire ni ma ko waxee am na solo Ouest Foire nekk biir Yoff fa la consultation bi di amee ci premier jour bi mu nekk le 7 yaakaar naa samedi lay doon ñoom waa Ouest Foire dégg nga ni ñu waxee ñu ngi woo waa Yoff gépp ñu ngi xaar ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku ñëw Ouest Foire incha allah am na nu ñuy organiser wu ba boo bëggee consulter wu incha allah di nga consulter wu am garab yi nga war a am dem kon nag bàyyiwuñu kenn nga dëkk biir Yoff nga dëkk Ouest Foire ñëpp ñu ngi woo ñëpp incha allah mu ngi amee marché Sëñ Fallou foofu lay amee le samedi incha allah gannaaw Baytiir dañuy dem ci beneen ndaw bu ñuy wax Guy Diène dëkk mën naa ne moom mooy le seul jeune boo xamante ne ak fii nii moom mu ngi nekk ci biir santé bi ndax ci lay liggéey ci santé lay yëngu yaakaar naa moom mooy gën a am xalaatu wax ci li ñuy def nii mooy gën a am xalaatu expliquer faj mi nu muy demee expliquer ban genre faj la ñuy def ban consultation lay doon yan garab ñoo fay am ak nan lay demee ndax dégg naa for naa ci yooyu ba ñu ne dañuy déplacer ay camion médicalisé yoo xamante ne nii lépp day am ci biir ñu ñëw fii biir Yoff donc Guy Diène bu ñu ko joxee kàddu gi moom dinañu gën a expliquer loolu nan lay demee ak nan lay amee moom nag Baytiir bi wax léegi mu ngi dëkk Ouest Foire Guy Diène bi war a wax nii moom it mu ngi dëkk Ndenaat mu ngi dëkk Njëw dafay wax ci wàllu santé wàllu faj mi consultation bi ni muy demee wax aussi Njëw fa la nekk expliquer ndax fa la dëkk
Guy Diène la ñuy jox kàddu gi mu ngi ne. donc je commence par saluer ñi nga xamante ne ñoo ne ci présidium bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci notre coordonnateur ci loxoom Babacar Mbengue donc mu jël ko jàllaleel ma ko ci waa CAS ñëpp je pense que CAS est bien représenté au niveau du présidium bi loolu weesoo aussi di nuyu donc notre médecin chef parce que xam mën naa taxawee 2 casquettes en tant que membre de la coordination Action Jeunesse mais aussi en tant qu'agent de santé au niveau du district mu dirigé par donc notre médecin chef docteur Diop mu am partenariat avec la commune ak le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr pour maanaam taxawal li nga xamante ne moo waral li suñu toogaay bi tey bu loolu weesoo aussi donc man je suis chargé de faire li nga xamante ne faj mi nga xamante ne moom la waa Yoff tey ji war a bénéficier wu le jour ji donc mu doon loo xamante ne lu am solo la vraiment boo gisee liste bi nga xamante ne moom lañ def mu concernant donc li nga xamante ne ku fa ñëw di nga ci war a faju mu bokk ci donc le jour yi Yoff dina bénéficier aussi offre yu bëri lu mel ni dépistage du cancer du col de l'utérus ku ne xam na aussi importance bi nga xamante ne moom la dépistage du cancer du col de l'utérus am d'autant plus que cancer bi moom xam kenn du ko wax kenn fi moment bii nii parce que ravage yi muy def ñëpp xam nañ ko dépistage à temps moo la ci mën a génn pour que nga mën a def soins yi nga xamante ne pour ñu mën la maanaam nga bañ a dem fi nga xamante ne moom la cancer di yóbbu ñëpp te je pense que loolu ñun ñëpp même ñi nga xamante ne newuñ ci agent de santé yi sax newuñu ci secteur médical bi xam nañ donc le cancer donc ñu am koo xamante ne offre nañu ko tey jii dans la gratuité muy le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr bu cancer bi buñ paree ci loolu mooy aussi mooy cancer du sein maanaam cancer bi aussi yemul ci butitu njurukaay bi aussi parfois day am cancer du sein loolu tamit du ma ci taxaw parce que Yoff fi mu toll ni wala Sénégal avec maanaam campagne yi def ñëpp xam nañ en fait lan mooy cancer boobu ñu am aussi tey mu indi mu bokk ci offre yi nga xamante ne moom lañ ñuy def muy dépistage am na aussi des soins ophtalmo maanaam sa bët di metti képp koo xamante ne ci feebaru bët la lu mu mënte am donc dina am ñoo xamante ne boo ñëwee ils sont chargés pour def les soins parce que ay personnel qualifié la ce sont des techniciens de santé ñoo xamante ne ñoom ñoo koy def dina am aussi ay soins bucco-dentaires maanaam ku am feebaru bëñ gémmañ lépp loo xamante ne mu ngi ci gémmañ gi donc aujourd'hui bu fekkee ne am na pathologie bu ci am boo ñëwee le jour yi dina am ay techniciens yoo xamante ne ils sont en place dinañ la faj ni nga xamante ne moom la waree dina aussi am benn unité mobile de mobilisation boo xamante ne c'est pour la tuberculose ku ne xam ne tuberculose mooy feebaru sëqët bi loolu aussi ay feebar yoo xamante ne vraiment ministère def na ci li mu waree ba léegi population bi ak agent de santé yi ñoo yem ci maanaam information mën naa wax parce que ku ne xam na ne feebar boobu aussi am na ravage yoo xamante ne moom la fiy def donc monsieur le ministre daal ak teg en partenariat ak commune bi ak district vraiment jël nañ ay éléments yoo xamante ne c'est très important ay éléments yoo xamante ne tey jii Yoff mën nañ ci bénéficier wu loo xam ne ñëpp moom lañ di wër donc je pense que tuberculose bi am na même les enfants de 0 à 5 ans la vaccination des enfants qui ne sont pas en règle ku ne xam na ne aussi à la naissance ba 1 an 3 mois donc dina am ay vaccins yoo xamante ne xale bi moom la war a jël mais ñaare day am ñoo xamante ne waajur yi donc dinañ mën a day parfois ñu raté seen ay vaccins yooyu tey aujourd'hui Abdoulaye Diouf Sarr may nañu possibilité donc boo ñëwee ñi nga xamante ne newuñu woon en règle sax dinañ permettre ñoom ñu vacciner leen comme il le faut donc buñ ko résumer je pense que loolu mooy li nga xamante ne moom moo amoon ci li ñu war a bénéficier ci soins yi muy loo xamante ne laal na tous yëpp booy xool tous yëpp mag ndaw góor jigéen xale yi boo demee ba de 0 à 5 ans bàyyiwu leen donc am na consultation bi donc laal na ñëpp ku ne kon li ci des mooy Yoff gëpp ñu mobiliser wu ñëw fekk li nga xamante ne mooy consultation pour bénéficier aussi parce que ñoom lañ ko defaluñu ko kenn population bi la ko defal ñu rappeler aussi monsieur le maire bien avant même muy doon ministre de la santé yàgg na def ay consultation donc tey bu doonee ministre de la santé et de l'action sociale daf ko dàbbaliwaat rek parce que yàgg nañ ko fi gis ay consultation gratuite mu def mais bi aussi mu doon boo xamante ne bu spécial la vu offre yi nga xamante ne moom lañ fi wax yépp donc importance bi
li may terminer mooy donc ñu ngi waa Yoff ñëpp ñoo war a ñëw bénéficier wu donc ministre boo defee yenn offre yi li ci des mooy ñoom ngeen mobiliser wu ñëw parce que loolu lay set pour que Yoff majeure partie bi wala bu ñu ko am dans sa totalité mais majeure partie bi ñu bénéficier wu ci soins yi nga xamante ne tey offrir na ko au niveau de la population. Comme ni mu koy faral di wax, je vais terminer par ces propos. Donc le bien-être de la population, une priorité pour le Sénégal, pour le maire Abdoulaye Diouf Sarr. Je pense que donc aujourd'hui lii donc da koy firndeel encore une fois laay donc maa ngi leen di remercier loolu. donc merci beaucoup Guy dégg nañ kàddu yi am na solo macha allah rafet na wax naa léegi ne moom moo gënoon habilité pour expliquer carrément dugg au fond yaakaar naa def na ko expliquer na wàllum consultation bi lépp loo xamante ne war na fa am rek Guy Diène leeral na ko macha allah kon ñu ngi woo ñëpp ba tey bàyyiwuñu kenn donc merci beaucoup. gannaaw Guy Diène dañuy dem ci beneen koo xamante ne ni conseiller municipal la fii ci maire bi jeune la également nekk ci coordination action jeunesse case di fi liggéey bu am solo quelqu'un de très dynamique macha allah man dama koy yeb lool saa su nekk dama koy sànnee xeer. xam nga di ko chayté et tout mais jàmbaar la liggéeykat la moom it dañu koy jox kàddu mu wax ci xalaatam waaw ndax tey jii yaakaar naa moo fi teewal Diouf Sarr moo fi teewal Abdou Nar moo fi teewal keneen parce que actuellement c'est le maire fi ñu nekk nii donc maire bu teewee ci ndajam ndaw yaakaar naa dañ ko war a jëmmal jox ko gëddam jox ko li mu moom ma bëgg wax ci ku ñuy wax Libaas Thiaw moo xam te ne actuellement moo fi suñu maire moom laay jox kàddu gi Libaas Thiaw. merci DJ Laye merci DJ jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo toog ci présidium bi képp ku fi toog daanaka mën nañu wax ne li nga waxoon rek doyoon na pour nit ñi jot les informations mais nag maa ngi yëkkati nuyoo bi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne ñooy assistance bi yeex présidium bi ñiy toog fi yëpp mu jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le coordonnateur de la case coordination action jeunesse mooy monsieur Babacar Mbeng vraiment sa taxawaay rafet na bi ci des maa ngi jël nuyoo autorité étatique yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk yépp mu jël ko teg ko ci loxo le premier magistrat de la commune muy le maire monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale di nuyu bépp kilifa diine jël ko teg ko ci loxo suñu sanga bu tedd bi Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na fi yàgg te wér di nuyu suñu autorité religieuse yi ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yor suñu aada muy saltige jaraaf ndey ji réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant yàlla bu baax di nag wax sama wax maa ngi koy gën a yóbbu ci sensibiliser ñi nga xamante ne ni mooy le conseil municipal bi nga xamante ne ni daanaka mën naa wax ne depuis le 22 juillet bi nga xamante ne ni ci la ñu installé fii à Yoff jóguñu ci pour seet li nga xamante ne ni mooy bien-être population bi di ci taxaw di daw guddi bëccëg di profiter fii di leen remercier bu baax di waxtam ci li nga xamante ne ni ci lañ jëm mooy profiter di sargalaale suñu commission santé bi nga xamante ne ni moom moo nekk au niveau de la commune am na benn commission bu fi nekk buy def lu mucc ayib ci wàllu santé di gërëmaat rek di sant di wax ne mbir moom bi nga xamante ne ni moom la ñuy fal le maire. allez merci beaucoup Libaas Thiaw suñu maire franchement wax naa ko léegi ñun jeunes yi moom mooy suñu maire ndax moo ñu teewal ci conseil municipal bi Libaas kàddu yi rafet na am na solo franchement ñoo ngi am mbégte contentement ci li nga wax ba tey rek di réitérer suñu ay paroles di wax ne waa Yoff incha allah le 7 ak le 8 yéen ko moom consultation boobu noonu pour yéen la góor a jigéen mag ak ndaw bu ko kenn wuute na ñëpp jóg ku mën a dem Ouest Foire na nga fa dem ku mën a dem place Ndiaye na nga fa dem encore une fois merci beaucoup monsieur le maire gannaaw Libaas Thiaw boo nga xamante ne mooy suñu maire dañuy dox ci koo xamante ne nii suñu jigéen la muy coordonnatrice bu Amazone yi maanaam bu ma nee Amazone mooy section féminine bu CAGE nekk ay jigéen yu mën góor bëgg li ñuy def fonk ko lool am benn pragmatisme bu nekk ci ñoom di liggéey ba am solo donc seen coordonnatrice ñu koy wax Ami Top moom lay fas yéene jox kàddu gi mu doon koo xamante ne nii elle est très engagée bëgg na li muy def fonk na ko saa su nekk mu ngi ci terrain bi di liggéey bu am solo yaakaar naa Yoff boo nee Ami Top rek dañ lay wax ne la politicienne ndax ci loolu lay yëngu ci lay yeewu ci lay
ci lay yendu ci lay fanaan di liggéey ba am solo ci commune bu Yoff macha allah ñun xam nañ loolu ñun ñi nekk ak moom tous les jours donc damay def rek jox kaddu ki nga xamante ne mooy Ami Top di liggéeykat di jàmbaar. journée consultation gratuite yaakaar naa ne ca lam dige woon rek la nekkaat boobu ba tey mu ne tamit man maire Jàmmalaay ba Terme Nord laa du ma maire Yoff kese quand je parle de Yoff je parle de Jàmmalaay à Terme Nord donc tey bu ma amee 2 journées dama koy def benn bi le 7 bi ma yóbbu ko Ouest Foire le 8 bi ma indi ko biir Yoff def ko place Njëw place boobu nga xamante ne yaakaar naa ne lépp luy culture ci Yoff foofu lañ koy defee donc surtout rek li may wax rek mooy yaakaar naa ne nguy jéen li mu fi wax leer na ci journée bi riche na donc ñu ngi woo suñu mbokk yëpp su may commencé damay commencé sur les Amazones de Diouf Sarr foofu laay njëkkee ñu ngi woo képp koo xamante ne rek yaa ngi wuyoo Amazone de Diouf Sarr dëkk Jàmmalaay ba Terme Nord di woo les femmes suñu yaay yi conseil municipal yi nga xamante ne ñu ngi ci commune bi de Jàmmalaay à Terme Nord maa ngi woo ñëpp parce que yaakaar naa ne quartier boo dem ci Yoff am na représentant benn conseil municipal bu fa nekk donc ñu ngi woo femmes yëpp di woo waa mairie aussi agent yëpp ñu ngi leen di woo groupe bu bale yi yaakaar naa ne bëri nañ mën naa ci citer seen i superviseur comme Awa Cheikh Ndey Diagne Assane Samb Dun Paate Njànku Ndey Ndoy Anta Wade Mariama Sène Fat Mbeng Xuuskadi les coiffeuses ak Marietou nga xamante ne ñoom ak son groupe yi nga xamante ne ñu ngi Apex 2 ñu ngi woo ñooñu ñëpp di woo aussi association jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ci commune bi muy waa Nidok nga xamante ne Khoudia suñu benn camarade moo ko jiite mu ngi Ouest Foire foofu xam naa moom mu ngi koy waajal bu baax a baax muy journée le 7 bi di woo aussi waa May Yoff waa Aljami waa Paco Biris Tim ñu ngi leen di woo mooy suñu rappeur boobu nga xamante ne yaakaar naa ku dem Sorano bi passé gis nga lu am kii lu mu fa def devant le maire Abdoulaye Diouf Sarr parce que lépp loo xamante ne rek ndaw woote na ko ci commune bi bu mënee dina ci dem teew ñu ngi woo mbër yëpp bépp mbër bu nekk Yoff Jàmmalaay ba Terme Nord monsieur le maire mu ngi lay woo si consultation boobu di am le 7 ak le 8 le 7 muy place muy Ouest Foire le 8 ñu koy defee place Njëw donc di wax rek que ne journée bi seen journée la waa Yoff journée bi yéen a ko moom muy le 7 ak le 8 du parti politique du dara képp koo xamante ne yaa ngi dëkk Yoff di sagoo Yoff dëkk Yoff di fi yeewoo ñu ngi lay woo ci journée boobu yëpp kullu nit rek ak foo manti bokk rek xamal ne journée bi ministre de la santé maire de la commune de Yoff en collaboration avec docteur Diop nga xamante ne moom moo nekk mais Philippe Senghor ñoom ñooy organiser journée 7-8 bi pour may ko waa Yoff ñu faju nag moom waxaa naa ne kuy wax lépp loo xamante ne mën na dox si àdduna te amoo wér yaakaar naa ne amoo dara donc journée mu ngi noonu le 7 Ouest Foire le 8 Njëw képp koo xamante ne rek yaa ngi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi lay woo nga ñëw xool sa yaram xool say bët xool say tànk xool sa lépp ndax yaakaar naa wér-gu-yaram mooy lépp maa ngi jéggalu si kàddu yi bu guddee di remercier ñëpp wasalaam. ayca kon mu ngi noonu dégg ngeen coordinatrice bu Amazone yi moo doon wax léegi ñu koy wax Ami Top franchement moom it kàddu yi rafet na oote na moom it mu ngi woo képp koo xamante ne nii yaa ngi dëkk Yoff mu am leeral bu mu def bu ñu nee Yoff waxuñu Yoff biir Yoff rek déedéet c'est de Terme Nord à Jàmmalaay Biyaagi Jàmmalaay Ouest Foire Nord Foire lépp Yoff la ndax Yoff moo màgg Yoff moo yaatu Yoff moo mel noonu boo gisee ñu jël première journée bi yóbbu ko Ouest Foire c'est pour montrer que ne lépp Yoff la jël deuxième bi yóbbu ko biir Ndenaat place Njëw c'est pour montrer que ne lépp Yoff la donc bu ñu nee Yoff dañuy wax en général de Terme Nord à Jàmmalaay donc encore une fois ñu ngi remercier ñëpp di leen fàttali incha allah le 7 ak le 8 samedi mooy le 7 dimanche mooy le 8 consultation médicale yi fa lay amee Ouest Foire ak place Njëw encore une fois ñu ngi remercier toute la jeunesse yi nga xamante ne nii monsieur le maire dafa am confiance ci ñoom jël avant première bi ne la yéen ma koy defal macha allah yaakaar naa bu xoolee lii du réccu li taxoon mu jël Babacar ne ko àndal ak say ndaw ngeen def avant première bi ndax yaakaar naa jaar na yoon lépp lu ñu waroon a wax nañu ko Ouest Foire Baytir expliqué na li ñuy waaj lépp Njëw ak côté santé Guy Diène wax na li ñuy waaj lépp Libaas Thiaw monsieur le maire expliqué na woote na ndax moo fi représenté monsieur le maire Ami Top coordinatrice bu Amazone moom it leeral na coordinateur Babacar Mbengue aussi même chose donc yaakaar naa jaar na yoon encore une fois ñu ngi remercier ñëpp di am mbégte contentement ci yéen di leen woo incha allah le 7 ak le 8 consultation médicale yooyu Ouest Foire ak place Njëw et di remercier aussi la télévision Yoff Mbollo TV di liggéey bu am solo ci biir Yoff macha allah amuñu seen fay donc merci beaucoup ba samedi ak dimanche incha allah merci beaucoup